ay nuyu nañ leen bu baax téléspectateur Rafah TV tey nag dañoo déplacé wu Touba ñëw ba Ndakaaru ci fi ñuy wax Touba Madiyana Karo mi ngi nekkee ci biir Parcelles Assainies cité impôts et domaines jàkkaarloog banque agricole tey nag ñu ñëw fii fa seen leen présenté suñu ay karo yu baax karo yoo xam ne ci qualité lay dox tamit garantie lay doon ñu ngi taxaw ak seen soxna soo xamante ne si moo ñu war a présenté ak place bi soxna si nuyu nañ la. salaamaaleykum wa rahmatulah egsi ngeen ci établissement Touba Madiyana Karo mi ngi nekk cité impôts et domaines villa numéro 7 jàkkaarloog banque agricole bi nekk ci Parcelles Assainies unité 22. karo yi ngeen di gis yi ay karo sol la dimension 30-30 mun na dem fépp ci kër gi. karo yi ci kaw ngay xool yi mooy ay faïence yi lañu naan karo faïence gis nga yi boo ko xoolee décoration bi rek daf lay montrer que ne réellement fan la war a dem. gis nga ni yaa ngi gis ay décoration wu ay kaas ay baraada kon karo boobu cuisine lañ ko war a yóbbu boo ñëwee fii yi ay karo sol la karo yi grès cérame la am na aussi ay antidérapant yoo xamante ne mun nga ko def fépp ci biir kër gi yii lañ naan faïence 25-40 yii gis nga imitation pierre lañ ko def mun na dem fépp ci kër gi façade intérieur tamit mun na faa dem booy xool gis nga karo bii nii on dirait que c'est du marbre dañ ko def comme marbre imitation marbre la day dem ci façade dem am na karo yoo xamante ne ils sont polyvalentes dañuy dem cuisine dem salle de bain demaale aussi ci vie intérieure yi yii nii ay karo sol la sol 40-40 la amaale na ay grès poli am ay porcelaine amaale tamit ay grès cérame karo yi ay karo façade la imitation marbre gis nga ko boo ko xoolee on dirait que c'est du marbre karo bii nag imitation granit la gis nga ko nii ni mu yàññee mun na dem façade mun na dem vie intérieure bi karo bi boo xoolee on dirait que c'est du pierre imitation pierre la rafet na lool dañ koy def ci décoration intérieure yi surtout ci salon bi fii écran plat bi nekk boo ko fa defee day mel ne pierre nga yore nga ñëw bi tamit gis nga c'est du marbre xoolal ma karo bii ni antidérapant la nga ñëw bi boo xoolee karo salle de bain la décoration baa nekk nii unique bi moo nekk nii bii aussi cuisine la karo bu mag la rafet na lool boo ko defee sa kër moom macha allah xam naa ni soxna si moom dina togg lu neex macha allah karo bii nag boo ko xoolee on dirait que c'est du bois parce que imitation parquet la gis nga boo ko xoolee nii da nga yaakaar ne yow bant nga jàkkaarloo alors que ne karo la yooyu yëpp am na fi. ndax ki nga xamante ni si dafa tabax jumaam wala jàkkaam est-ce que ñooñu tamit bàyyi ngi leen ci xel. bien sûr am na ay karo juma karo mosquée mosaïque yu bëri yooyu ñu ngi nekkee côté bële. ak tamit ak ay pâte de verre yi mooy nekk décoration poteau yeeg yooyu yëpp ñoo nekk ne la ñu teg noonu ci suuf. Aïcha dañu fi gis karo yoo xam ne dafa liche macha allah boo ko xoolee sax danga ci mën a jàkkaaru sa bopp yooyu karo yan. waaw yooyu karo moom la ñu naan grès poli vitré boo xoolee moo nekk nii. comme karo bii nii. on dirait que c'est du vitre grès poli la moom dañ koy def ci sol defaale ko ci salon bi nga xamante ne dafay am seen bu lumière tàkkee dafay am éclat bu extraordinaire tuile yi de importé la am na tuile plat espagnol amaale aussi tuile plat italien même aussi tuile ronde tamit am na yooyu dañ koy jaay boo ñëwee bu fekkee ne amoo ku la ko tegal am nañ ay charpentier yu ñu la mën a booleel ñu defaral la ko sa kër ci kaw a kaw defar la ko case bu rafet te yaaññi amaale na aussi lanterne moom dañ naan puuj bu ñu defee case ba pare moom la ñuy teg ci kaw en même temps aussi amaale nañ ay gouttière yoo xamante ne dañ ko ci prévoir en même temps aussi amaale nañu ay terre cuite bi tamit c'est comme tuile bi ni mu mel c'est très joli gis nga karo yi nii ngay gis yi karo façade la faïence en même temps gis nga bii 2 tons lañ ko def dafa am clair am foncé lii mun nga kaa def sa façade karo bii tamit bii mun na dem cuisine puisque karo beige ak marron dañ ko taamu couleur yooyu dañ ko taamu di def ci cuisine boo ñëwee fii gis nga bi karo bi on dirait que capitonnage lañ ko defee lii mun nga ko def ci sa ginnaaw lal bi fi muy tega noonu mun nga ko faa def on dirait que ne ku ko xool day yaakaar ne sax du karo parce que niñ ko liggéeyee la tu vois on dirait que ay bouton ngay gis noonu ci biir capitonnage karo bi tamit karo bu rafet la gis nga décoration bi moo nekk ni bi faïence la aussi dañ koy def façade bu la neexee tamit def ko sa vie kii bi intérieur bi aussi gis nga capitonnage bi beneen couleur bi moo nekk nii. bii benn unique la. unique la bii aussi. karo bi tamit façade la 2 tons la. dafa am clair
am foncé. gis nga moom tamit on dirait que c'est du parquet. gis nga genre antidérapant yi c'est pas glissant comme son nom l'indique antidérapant. yii mun nga ko def ci sa couloiru kër ci biir entrée bi. mooy yii tamit antidérapant la ak bii tamit antidérapant la mais bu fekkee ne sol bi mun nga utiliser porcelaine yi karo porcelaine yi mun nga kaa utiliser yi dimension 30-60 la rafet na lool yanj na tamit fii rek lañ ko mën a amee ci établissement Touba Madiyana Karo le choix de la qualité. Aïcha dañuy jàll ci yeneen yi nga xam ne mooy karo yi war a dem ci salon. waaw karo yii nii nga jàkkaarloo moom la ñuy def ci karo salon yi yii lañ naan karo 60-60 grès poli gis nga ko nii ni mu yàññee nii gis nga effet marbre bi ngay gis nii c'est vitré yii lañ naan karo aigné la nag mais qualité yëpp am na espagnol bi am na italien bi am na chinois bi tamit am na yëpp première qualité gis nga karo bii nii moom la ñu naan karo sol 60-60 grès poli grès poli la gis nga ko bii tamit grès poli la ni mu yàññee nii ak bii tamit kalakata buñ naan kalakata genre yi la yi nga xamante ne da ngay séenaale ay taches yu nekk nii ci biir yi yëpp yàññi na boo ko defee sa salon moom macha allah karo yi rafet na lool macha allah gis nga karo bi boo ko xoolee rek da ngay yaakaar ne bois la or que ne karo la yii lañ naan parquet dimension yëpp am na mi ngi jóge Italie am yoo xam ne tamit Espagne la jóge am na toutes sortes de dimension gis nga bii dimension bu mag la yeneen dimension yi tamit ñoo ngi nii yi boo ko tegee sa kër ku ñëw da yaakaar ne bant la or que ne parquet la fii rek nga ko mën a amee ci biir établissement Touba Madiyana Karo karo yi ngeen di xool boo xoolee pierre la yii lañ naan karo pierre yii dañ koy def décoration dañ koy def intérieur am tamit ñoom tamit dañ koy programmer def ko façade am na yoo xam ne mënoo kaa def façade parce que couleur bi niñ ko defaree la ak qualité bi ñu ko def intérieur nga ko mën a def ci biir salon yi ak tamit ci biti yooyu yëpp mun na am gis nga ko ni boo ko xoolee da nga naan lii xeer la te pierre la karo pierre la ñu ngi nii établissement Touba Madiyana Karo nag am na toutes sortes de karo am na karo grès poli vitré grès porcelaine semi porcelaine am na grès mat am na grès porcelaine aussi am na dimension boo munti bëgg am na karo faïence tamit am na karo yi nag am nañu yu jógee Inde am yu jógee Chine am yoo xamante ne Italie la jóge am na tamit Espagne même am na tamit yoo xamante ne Portugal tamit lañ jógee Touba Madiyana Karo moom c'est le choix de la qualité karo yëpp fi am ku bëgg daal sa kër yànj da ngay ñëw daagu nànk doxantu nànk ñëw temp nànk dugg ci biir Touba Madiyana Karo ñu jaay la karo yi rafet yomb te baax karo yi ne nga jàkkaarloor ay karo sol la gis nga ko karo yu mag la yi dimension 120-60 la grès poli la ak tamit porcelaine gis nga ko nii day dem ci salon yi surtout wala tamit espace familial yu yaatu yi foofu mun na faa dem ñoo nekk nii ak tamit côté bii nii tamit karo yi italien la ak tamit espagnol ak aigné aussi. Aïcha mbokk yi ñoo ko gisandoo ñu ngi fii Touba Madiyana Karo ci karo yu yànji képp koo xam ne dangaa tabax sa kër muy juma muy jàkka boo bëggee mu mucc ayib ba ku fa ñëw xoolaat ko dangay daagu ba Touba Madiyana Karo mi ngi nekkee ci Dakar Parcelles Assainies cité impôts et domaines villa numéro 7 kon nag mbokk yi Touba Madiyana Karo mu ngi nii jàkkaarloog banque agricole Aïcha soxna si dañ lay daal di bàyyi nga daal di tàggoo santaale say client daal di leen gërëm waxaale place yi nga xamante ni si am ngeen ko ci biir Sénégal. waaw Mame Bousso ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci teewlu bi ngeen ñëw fii seet si ñu waa Rafah TV ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci li ngeen ñu mayaat occasion ñu mun a présenter waat suñu karo yi. Touba Madiyana Karo bi nekk Dakar mi ngi nekkee cité impôts et domaines villa numéro 7 en face banque agricole bi nekk ci Parcelles Assainies unité 22 numéro de téléphone yi fixe bi 33 835 17 03 orange bi 77 635 36 11 Tigo bi 76 519 63 70 Expresso bi 70 944 34 39 am nañ aussi chaîne YouTube bi Touba Madiyana Karo la am nañ aussi beneen place bu nekk Touba boobu mi ngi nekk route de Ndiouga Kébé entre ñaari étage et kër Serigne Moustakhin foofu boo leen fa bëggee dem da ngeen di woote ci 78 594 89 95 wala ngeen woote ci 77 444 39 96 boo leen fa demee di ngeen fa fekk soxna Kumba Si madame Silla ak tamit soxna Ndey Silla ñoom ñaar ñoo nekk foofu di ko gérer
ñu ngi leen di sant di leen gërëm. macha allah soxna si kon yéen ñi nga xam ne yéen féete Touba da ngeen di daagu rek ba ci Tali Ndiouga Kébé ci wetu kër Serigne Moustahine Mbacké ñaari étage boo leen demee di ngeen fa fekk madame Silla bépp karo nag boo leen gis fii marque bu ngeen fi gis rek boo leen demee ba Touba di ngeen ko fa fekk te ñoo ngi leen di gërëm bu baax yéen waa Touba Madiyana Karo ci karo yu yanj yi nekk fii ci Dakar Touba Madiyana Karo le choix de la qualité merci beaucoup.